jërë ngeen jëf ginnaaw ba leen gërëmee sant leen dikkaat ci xalaatu Boun Khatab sur la teranga point info di leen jaajëfal bu baax di leen jaajëfal ginnaaw ba Seydi Lamine Niass faatoo ak ni ko Sénégal yëpp taxawoo waaye tamit mu doon taxawaay boo xam ne mun nañ wax ne delloo nañ ko njukkal desaluñ ko dara xeexal na Sénégal bañal na Sénégal ba xëy nu mu làqoo waaye taxul tamit Sénégalais yi ba mu faatoo lépp lu war ci njabootam ak njaal gi ba tey ji jeexul ñu ngi koy def noonu nag la Seydi Lamine Niass toll moo tax ñu ameel ko lu mel noonu njukkal ko ba tey ji njabootam duñ dox fenn sëgg ndogaatam duñ dox fenn ñu leen di xas njabootam duñ dox fenn ñu naan leen ca mbay kon gàcci ngalaama Seydi Lamine Niass yàlla na ko suñu borom xaaree àjjana loolu lañ ciy wax duñ ci dugal beneen commentaire ci mbiri Seydi Lamine Niass parce que nit ki bu faatoo da nga koy ñaanal mu tëdd rek ci jàmm dem àjjana ñun loolu tamit moo nekkoon suñu yitte ci mbiri Seydi Lamine Niass waaye tamit li jëm ci Seydi Lamine Niass du doon ku ñuy fàtte day des ci Sénégal ci taarix ndaxte rob bu mel ni bu bosom gis nañ ko ci kilifa bu ne waaye bi ñu gis ci moom doon na boo xam ne bu dee ni mës na fi am tamit gëj na fi te loolu lu mu liggéey la liggéey boobu nag li ko indil mooy xeex injustice liggéey boobu li ko indil mooy fonk justice tey jii lu tax ñu bari di ko jooy te ñu jëm ci élection présidentielle 2019 jooy boobu ñu koy jooy naan est-ce que bu fi nekkoon est-ce que dina fi nekk am déet mooy waral ni réew mi xaw na tumuraanke kilifa goo xam ne dina taxaw ci wàllu yoon waaye te dina taxaw di wax dëgg bu waree rawatina bu dee ni yoon dafa nar a jeng parce que yoon mooy ci réew loo xam ne moom la wala fi naan fa mbaxane doone benn maanaam fa ñëpp yamee doon benn xaaj dafa am seen boo gisee balance bi dafa war a yam pour ñëpp waaye danoo seetlu ci mim réew di Sénégal ni yoon bis bu ne mi ngi jeng injustice ba tey jii mi ngay am lu tax ñu wax loolu mooy procès Khalifa Ababacar Sall dana le 20 décembre le cour d'appel di addu ci ni moom Khalifa dañ koy tëj liñ ko taxal dëgg la am déet wala boog dañ koy bàyyi mais boo gisee ni procédure bi doxee ci immunité parlementaire am ak nan ko jàppee ak na procureur génnewoon waxee ci mbiri caisse d'avance ak daan yi nga ko teg ak nan ko soppee ginnaaw ban ko tegee juróomi million tey ji dellusiwaat ne nan ko daan milliard ak lu teg ci ay koppar loolu ak yoon ak nan ko manipuler ak la jëm ca CEDEAO dogal yéen waxoon ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ak procédure bi ni mu demee tey jii bu nu gisee fi mbiri mujj amul benn yoon ci exception yi amul benn yoon avocat mi dugal dara am ci ndam kon bu eggee ba ci 20 décembre dañuy njort ni rek li ñëpp xalaat mooy am mooy dañ koy tëj ci kaso bi dañuy dëggal daan yu ko daan buñ ko gënul diisal ngir xañ ko lépp ngir mu bañ a bokk ci élection présidentielle ki di Souleymane Teliko jiite Union des magistrats du Sénégal wax ci wax ju rëy mais wax jooju doyul parce que nag fi sunu réew ñu bari ñi ngi naan Teliko wax na mais Teliko warul yam rek ci observer wala muy avertir mais dafa war a wax dëgg comme ni ko ñëpp di waxee bu dee mbir mi jaarul yoon mu ne jaarul yoon ànduma ci te waruñu ko doxalee nii moom mu waxtaan ak waa yoon ak magistrat yi mu jiital ne leen lii boo leen ko defee dina gàkkal sunu der boo leen ko defee dina ñaaw boo leen ko defee ñu bari dinañ xam ne mbiri politique moo nekk ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ñun egguñu ci ni dafa lekk xaalisu réew mi wala lekk ko egguñu ci ni caisse d'avance lu dagan la wala daganul waaye procédure bi ak nañ ko doxalee ci immunité parlementaire am ba tey jii ba niñ ko tëjee ci kaso bi léppi politique bu doon ni 100% la dañ ne 99% yi lépp politique lay laaj pour empêcher ko mu bokk ci élection présidentielle kon Souleymane Teliko ak ñi mu àndal dañoo war a fëgg taabal bi wax dëgg parce que nag gis nañ président cour d'appel ca Kenya ci Uhuru Kenyatta ñu jëloon dogal jox njiitu réew mi dëgg ci ay élection président cour d'appel ba def lu historique loo xam ne lu raar ci Afrique na déedéet président Uhuru Kenyatta waxuñu dëgg li la jox te moomoo ko li la jox te lu dëgg nañ ko dindi. gis ngeen fi Donald Trump ci démocratie bi gën a rëy ci àddina ci États-Unis bi mu taxawee wax ci droit de sol ak ña fa juddoo ak ña fa juddoowul ak boo di compter ñi yëngu ci wàllu yoon dañu ko déedéet ànduñu ci ndaxte la nga def kat Amérique xamu ko te nag du sunu baax kon tey ji dañuy xaar ci magistrat yi Sénégal ñu am jikko boobu ba ci cour d'appel bu dee ni kenn waxul de na far Khalifa wala mu far nguur gi mais nan wax yoon waaye nag nin patamee mbiri Khalifa Ababacar Sall daf ñoo tiital ci wàllu yoon ak gaawantu bi ci am. beneen bi ci am gën a ñaaw mooy Ismaïla Madior Fall mën a taxaw mel ni kuy àtte Khalifa ci assemblée nationale
président Macky Sall demoon ca France 24 wax ci mbiri Khalifa Ababacar Sall ak Karim Wade ne ginnaaw élection yi dinañ leen amnistie mooy wane ni kon balaa élection yi ñoom duñu am dara ci wàllu yoon est-ce que président Macky Sall moom mi jiitu exécutif bi moom mooy wax mooy influencer mbiri justice parce que danoo seetlu mbiri Khalifa Ababacar Sall à chaque fois buñ ci àddoo ñu jege rek nguur gi dañuy génn ca autorités yi gën a mag lay doon bu dul ministre de la justice doon président de la république ñoom dañuy ñëw mel ni kuy influencer justice maanaam def leen lii justice warul doxee noonu justice war leen magale seen bopp lu ëpp noonu waaye nag du ñu bett ginnaaw ba jëlee ay retraité dénk leen ci di conseil constitutionnel dénk leen sénat dénk leen ay cour d'appel ñoo xam ne tey ji amatuñu carrière li ñoom lépp li ñuy dund rek mooy survie nan la def ba dund ak seen njaboot ñooñu xanaa xooluñu ci Sidy Lamine Niass way wu rafet xanaa xooluñu ci Sidy Lamine Niass mooy way wu rafet mooy boo fi jugee réew mi yëpp tàccu boo fi jugee réew mi yëpp na merci boo fi diggee ñëpp na jërëjëf njaal mi di continuer ba jusqu'à présent heure boo xëy yaa ngi dem ci kër Sidy Lamine Niass ñu koy njaal mais aussi yaa ngi sentir ni kii bàyyi na benn vide kilifa yi fi ne nan xalaat ni bis dañuy ñëw dañuy dee kenn du fooy kaso ak nit di nga Ablaye Senghor nekkoon na fi Abdou Diouf nekkoon Ablaye Wade nekk Macky Sall mi daf fiy jugee bis bu leen def loolu ñaaw lu ñaaw loolu day des ci seen der kon il est temps que justice bi jël responsabilité te xam ne ñetti pouvoir yi dañoo wute assemblée nationale exécutif bi ak judiciaire bi ku ne dafa war a dem ak fulam justice nag li ñuy wax mooy indépendance am du loo koy jox nit ki mooy indépendant nit ki nga may jox may lekk may naan nga may jox fu may tëdd du tax foo ma diree rek bugg ma fa dóor du ma ko nangu bés boo ma tegee ci loo xam ne du lu dëgg damay bañ mais Khalifa Babacar Sall ni mbiram ni ko gaawantoo dafa ñaaw dañ ko gaawantu ba mu flagrant dem ba tey ji même bu doon ni sax moom dafa def ñëpp ci askan wi li leen jaaxal mooy def na waaye ci jamono jooju ñu ñëw ci mbiri Karim Wade te ñu disqualifié ko nee nañ am na warul am carte électeur jox nañ ko carte d'identité mais boo déggee ni ñuy waxee mooy wane ni moom du bokk ci dara gaay mi dem nañ di dugal lii mais tey jii même bu Karim Wade warul bokk ndax yoon moo ko wax danoo waroon bàyyi ba conseil constitutionnel génn Karim Wade du bokk bu boobaa Youssou Ndour taxaw nañ ne du bokk élection présidentielle lan lañ def mujj ci ànd mais du Ablaye Wade moo doon taxaw naan du bokk wala ñu farag Ablaye Wade tey jii kii di Karim Wade bu warul bokk nañ bàyyi conseil constitutionnel wax ko teg dara sunu loxo mais dinañu jaaxal bu ñu demee ba jege élection yi conseil constitutionnel am ay soppeeku ñu dugal ay yeneen i nit lu tax ñu dugal leen lan la leen wax ba nu dugg ah. ay sikkam la ñuy doom dañuy gëstuwaale c'est-à-dire que il faut que ñu mën a poser question problème boobu beneen bi ci topp mooy li lay wane justice fii conseil constitutionnel ci élection présidentielle moom rek moo war a tànn kan mooy bokk ak ku dul bokk foofu la ñu amee cëggalu guy dugal nañ waa société civile lu baax la mais tey jii bu doon dañ ko dugal waa société civile ba pare conseil constitutionnel di atte nguur gi teg ci noppi dinañ ni bu boobaa yoon moo atte mais Madior Fall ak premier ministre bi naam dañuy politique mais ñoom ay autorités mag la toog la ne candidat yi du passé 5 ku leen ko wax est-ce que ñoom ñoo war a wax fii la candidat yi jëm même bu ñu waree mat 100 yoo xam ne tey jii seen parrainage mat na seen i dossier mat na mais nan dem élection ak 100 candidats ah mais ni ñu gisee liste yi di duggee que parrainage mun na bañ a doon barrage mais tey jii bu nee ba ay premier ministre wala benn ministre de la justice taxaw naan kii mooy bokk kii du bokk duñ weesu 5 te mu leer ni kon président Macky Sall day bokk. kon li ñu doon wax naan ñoom ñooy choisir seen adversaire ñu ngi koy waaj a gëm kon il est temps que ñoom ñu xoolaat seen pecc yi xam ne wax dafa jafe heure bu ñu waxee daaneel seen bopp ñoom dañ leen di jiñ dara mais heure bu ñu waxee rek dugg ca lan leen di jiñ dana war a noppi ci ni yoon di doxee ak nan la war a joxe ëllëg li jëm ci wàllu njuree fam ak ay résultats am. li jëm ci wàllu candidat yi ba léegi nga xool ñu ne nguur gi Macky Sall ñëpp xam day doon candidat mooy le président sortant. lan la waa nguur gi daw bay uti ay parrainage nee nañ am na 2 millions de parrainage dem di xëccoo ci premier conseil constitutionnel pour nekk première ah mais c'est ridicule ñoom waruñu woon sax bokk ci parrainage man ba may wax ci ma chronique la njëkk parrainage sëréewul man mënu ma gëm président Macky Sall du bokk ci ñu ut parrainage bi du pour moom parrainage du pour moom mais pour ñeneen ñi la parrainage mën nañ ci ànd ci benn wàll mooy bu ci Macky Sall génne ñu bàyyi ñeneen ñiy bokk ku ne ut parrainage parce que tamit pëccoxoo bi ak candidat yoo xam ne sëréewuñu kenn xamul lan mooy seen programme seen i jabar ak seen i doom sax du leen woteel ñu bëgg a ñëw duñ tànqal ci élection foofu dinañ ci anti parrainage mais nguur gi war woon bokk ci parrainage day dem di xëccoo première place ba Malick Gakou di fa kaas wala keneen bu ëllëgee buñ tànnee ñen ñoo war a doon candidat mu mat 5 danaan nguur gee ko xoon xam ñoom dugal nañ seen bopp bu matee 5 rek jam fa danaan nguur gee ko lee bu ñu amee ñun écarté dinañ ne nguur gi moo leen écarté kon nguur gi dafa daanu ci côté bu mel noonu mais nag
pour yoon am fi day jafe waxoon naa ko ci retraité yi ñu jiite ci Sénat ana Sénat tey ji élection Sénat moo ci waroon gën a wax parce que li jëm ci wàllu organisation da ci waroon taxaw bu baax mais doo leen dégg ci dara mu mel ne nag réew mi xaaj na société civile bi àndatunu parti politique yi àndatunu magistrat yi tamit àndatunu ku ne yaa ngi waxee ci lan mooy intérêt lan mooy dëgg nag la kenn xamul ñu jëm ci mbiri Karim Wade kenn xamul fan lañ jëm c'est-à-dire que dafa mel danoo nekk ci benn impasse Khalifa mi ngi xaar Karim Wade mi ngi xaar keneen mi ngi xaar mais tey ji loolu lépp tey ji bu doon ni tey nguur gi dafa taxaw rek ngir doxal dëgg ngir rek yoon moom boppam ba ñëpp xanima ko billaahi lu yoon atti ñëpp dinañ ci ànd mais ni yoon di joxe di gën di jeng xam ne waa Y'en a marre dañ ko waxoon ñu ne yoon a ngi jeng mais fi mu ne nii est-ce que duñ egg ci ni jeng na ah te léegi nag loolu ñu leen di tuumaal ñoom ñoo war a raxas seen der c'est-à-dire que ñoom ñoo war a raxas seen der wane seen bopp te xam ne Ismaïla Madior Fall moomu leen ñoom ba ñuy jàng di am seen i lijaasa di toog fa ñuy toog mun na am sax Madior judduwul woon mun na am Macky Sall judduwul woon mun na leen jox cër mun na leen warmaal Macky Sall bu waree am deuxième mandat du kenn mënu tee mu am ko parce que opposition bi ñu gis tamit ñoom te kenn xamul ban tànk la ñuy feccee dinaa ci dikkaat ci beneen chronique ak waa PDS ak ni mu doxalee ak pause bu Ismaïla ak kii pause bu maître Mame Adama Gueye PDS mënoo bëgg quelque chose son contraire kaa leen xeex la ma ci Karim mais xeex bi ngeen bokk ñun taluñu ko ci pause pourquoi PDS beru ne rek di dox yëfu boppam te war a mën a ànd ak opposition bi yëpp ci wàllu bu mel noonu kon loolu lépp dinañ ci wax ci yeneen chronique pour mën a gën a waxtaan sax ci milliards yu ñu jëlee ca fële groupe bu Paris ak président Macky Sall ñoom fa àndaloon PDS ak ni ñuy doxalee kon fekk élection yi di ñëw dina ñëw ci compte à rebours léegi chronique ba nga ko tuddee compte à rebours semaine bu ne dina ñëw ci élection yi ak lan moo ci suñ xalaat ak nan la ci nguur gi taxawee ak nan la opposition bi war a taxawee waaye tamit askan wi lan moo ci seen wàll ak seen cër mbokk yi kon mu doonoon xalaatu Boun Khatab sur la teranga.info kon ba beneen yoon incha allah ñi gën a rendre hommage rek kii di président Seydou Lamine Niass bu groupe Walfadjri te di ko wax ni la nga doon xeex ba tey jii xeex boobu laaj bi ñuy laaj mooy kan moo koy continuer mooy kañ la ñuy dem ba jëlee fi injustice fii ci même réew di Sénégal. te du mel ñaar minute la. 12 minutes. Ah c'est bon.